asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi jamono ji ñu nekk àdduna wërngal këpp ñu ngi jooy ki nga xam ne moo di suñu mbokkum der bu ñuul bi di George Floyd mi nga xam ne policier américain yi rey nañ ko ci mbeddum Minneapolis image yi nga xam ne témoignage yu ay simple passant capturé won ko àddina tax na ba ñëpp mere li nga xam ne tey mooy force de l'ordre yu États-Unis nit ñi di xalaat li naka la mën a demee fépp fi waaye nekk ci àddina boo tegulee sa oom teg ko ci suuf di ñaan njëggal ci tuuru George Floyd yaa ngi mere li nga xam ne moo di gouvernement américain yaa ngi mere li nga xam ne mooy président Donald Trump mi nga xam ne xaw na yokk ci xar bi karaw gis nañu ba ñun ci Sénégal mu di ku mel ni sunu ancien premier ministre Mimi Touré wala boog ki nga xam ne mooy directeur général bu RTS Racine Talla occupé ay temps d'antenne di jooy ki nga xam ne moo di George Floyd. ñu nit am nañu suñu George Floyd waaye masuñu gis kenn ci gouvernement bi wala kenn ku jege gouvernement bi jël nag ne serait-ce que tuuti sa temps xalaat ñooñu ànd ak ñun jooyal ñu ñooñu nga xam ne suñuy mbokk lañu ñooñu nga xam ne si ñun lañu bokk ñooñu nga xam ne xam nañ leen wala xam nañu ko leen xam mu di lu doy waar la force de l'ordre yi def ca États-Unis pourtant moom la suñuy force de l'ordre yi ci Sénégal di def saa su ne kenn jooyul émouvoirul kenn comme ni tey kaaw George Floyd nu mu émouvoiré suñuy autorité Sénégal ci lu yàggul dara ci dans pratiquement les mêmes conditions lañu jooy Fallou Sène mi nga xam ne ay mbokkam yaa ngi jooy te noppeegunu naka noonu Elimane Touré mi nga xam ne police yëmbal ñoo ko jëlee pour ay simple problème yu mu am ak kenn koo xam ne patron am la ba kanam mucc seroñ ba tey musuñu wax benn policier nga xam ne condamné nañ ko ci Seck Njaayaa ngi noonu ca Médina Pape Sarr ca Thiaroye Dominique Lopi ca Kolda Balla Gaye Mamadou Diop ca Dakar buñ fi nekkee di leen lim fii la ñuy fanaan suñu moytuwulee ba tey mësuma fàttaliku kenn ci gouvernement bi ki nga xam ne jël na ne serait-ce que 3 minutes waxtaanee leen ne serait-ce que 1 minute wax ni loolu daf ko naqari wala ñuy laaj enquête impartiale pour que plus jamais cela au même moment bi ñuy jooy George Floyd la musiba naaru laay naroon a am fii ci sunum réew ca Cap Skirring waxtu bii may wax ak yéen ñaari nit ñu ngi ci lalu hôpital kenn ki Binta Sëy la tudd ñeent fukki at ak ñaar la am 42 ans mère de famille jëkkër ji gaañu bàyyil ko njaboot gu ndaw muy dang-dangi saa su ne suba teel lay yeew dem toog ci fi nga xam ne mooy place centrale bu Cap Skirring di jaay ndékki di ci yaakaar am loo xam ne dina ko jox njabootam comme ñëpp soxna si dafa génn barki dem ba ci samedi bi parce que dafa dégg ni dañuy joxe ndox wala boog dañu war a dox pour nu jox leen ndox ndax comme ni ma leen ko waxee jaaykatu ndékki la kuy jaay ñam xalaat nañ ni nga war a mën a am ndox pour raxas say ndab waaye mën a am ndox pour mën a set yow sa bopp ndax jamonoy coronavirus lañ nekk ñëpp xam nañ ni nee nañu boo raxasulee sa loxo wala yu mel noonu salte moo koy indi waaye it ndox dafa di loo xam ne c'est vital ku amul ndox doo dund mu dégg ni dañu war a dox pour nu jox ñu ndox soxna si daal di ànd ak mbooloo mi pour mën a dox yaakaar yor sax paanu ndox parce que paan bu vide tey dafa nekk symbole
de revendication symbole di ñaan ni man ndox laa soxla, ndox rek la soxla, soxlawul leneen. ñu xamal leen ni moom ak ñi nga xam ne ñoo war na dox war ñu dem parce que dafa am couvre-feu, dafa am interdiction de rassemblement bu nekk en vigueur. waaye jamono ji ñu koy tere moom ci même jamono ji waa mairie ba ñu ngi organiser distribution de aide alimentaire, ñu ngi mayee ceeb. moom mu gis ni bu fekkee ne mën nañu nangu mbooloo male ñu dem dajaloo ñu jox leen ceeb, kon war nañ ñu mën a nangul ñun suñu mbooloo ñu wàcc ci mbedd bi won leen ni ñun dañu soxla ndox. peut-être dana nekk lu doy waar ci sénégalais yu bare bu ñuy wax zone bu gën a pluvieuse ci Sénégal kenn mënuta wax ba génne ci Casamance. te Casamance Cap Skirring dafa bokk ci li nga xam ne mooy la fierté de la Casamance. pour ñi nga xam ne xamuñu, comme Dakar nga xam ne avion yi dañuy jóge Paris wàcc Dakar, Cap Skirring rek moo am loolu ci Sénégal nga xam ne avion day jóge Paris directement ñëw wàcc Cap Skirring, ndax am cité balnéaire boo xam ne fépp ci àdduna bi nit ñi ñu ngi koy waxtaanee ndax ay plage am ak beauté wu dëkk bi. tey Sénégal am na presque 65 ans ci indépendance. ba tey ak fu Cap Skirring turam toll kenn mënul la gëm ni, kenn mënul a xalaat ni dëkk boobu amuñu eau courante ak des milliers de touristes yi nga xam ne ñu ngi ñëw Sénégal di wàcc Cap Skirring. xel mënuloon xalaat ni population yooyu amuñu ndoxu robinet. xel mënu ko xalaat pour ñi nga xam ne xamuñu béréb yooyu. man Babacar Touré yebal naa sama équipe matul sax at ci zone yooyu ñu dem wàcc dëkk bu ñu naan Ñoomun. mais bi ñu dellusee témoignage yi nu ma wax daf ma yéem parce que musuma woon a xalaat ni lu mel noonu dina am ci Sénégal. dëkk boo xam ne population yi ndox bi ñuy naan mooy ndoxu taw, bu tawee mois de juin lay taw ba mois de octobre septembre, bu taw boobu jeexee ndox yooyu la ñuy collecté dem gas ngandi kamb sotti fa ndox pour ndox bu taw bi du wàcc dem foofu, ndox boobu la ñuy tibb après di ko naan, ndox boobu la nit ñi di jël di ko sangoo. ndox boobu rek la waa Ñoomun am pour faje ko seen soxla. conséquences yi mooy genre feebar bu nekk la doomi xale yi am. ci samay reporter yi nga xam ne ñoo demoon Ñoomun ñu ma xamal ni xale yi léeg-léeg bu ñu sawee deret la ñuy génnee. ñu gëm ni loolu ci Sénégal bu 21e siècle la, ci Sénégal bu Macky Sall la, ci Sénégal bi nga xam ne mën na génne 1000 et quelques milliards jëndee ko ay train. Sénégal boobu mënuta fexe ba doomam yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal, ñu ngi ci dëkk boo xam ne ñoo gën a taw, ñoo gën a naat ci Sénégal, ñooñu mënuñoo am ndox bu ñu naanee. Cap Skirring c'est à 1 heure et quelques de Ziguinchor, 70-80 kilomètres weesu ko. loolu lan lay laaj ci ay milliards pour plan d'adduction d'eau. bi Sénégal nekk indépendant ba tey mënuñu fexe ba may ñooñu ndox bu ñu naanee. du Cap Skirring, du Jembereng, du Bukot, du dëkk yi ndaw yi wër foofu yépp ñu ne xamuñu robinet, amuñu robinet, alors que ñu ngi xeex di dépenser ay milliards pour ñu asseoir li nga xam ne mooy la continuité de l'État. nit yooyu laajuñu ay milliards, laajuñu lu extraordinaire, le minimum vital lañu laaj. bu ñu leen ko joxuloon ñu bàyyi leen ñu dox, bu ñu leen ko joxul ñu mën a waxtaan ak ñoom, mais envoyer leen la soldatesque, envoyer leen la gendarmerie pour mu dóor ay bal ci kaw nit ñi du yooyu solution la ñuy xaaree ci règlement ay problème ci Casamance. Casamance bu ñu koy wax nit ñi dañuy foog ne par parlo la, déedéet du par parlo, parce que li nga xam ne yow danga ko dund, li nga xam ne xam nga que tu es plus à l'aise pour nga waxtaanee ko bu fekkee ne tu as en face de toi ay interlocuteurs yoo xam ne dañu jël seen xel ñu di ko utiliser. déjà nekkul rôle force de l'ordre yi fu ñu toll ñu def usage de la force,
ñu def usage d'armes à feu, ñu def usage de balles réelles sur des populations warut nekk du yoon. Mais encore bu fekkee ni déployer nañu ay forces de l'ordre ci ay zones yoo xam ne ñoo sensible comme bu Casamance, est-ce que soxla ngeen ma fàttali leen nit yu bare ñoo xam ne dugg nañu ci rébellion bi, parce que zone la boo xam ne depuis 1982 ça fait 38 ans ci ren ñu ngi on fait face à une rébellion armée foofu. ñu ci bare lu leen ci dugal mooy dañ naan dama tase ak ay forces de l'ordre ñu jaay ma doole, wala dama toog ñu jàpp sama papa ñu dóor ko, wala dañoo jàpp sama mbokk ñu rey ko, wala dañ ma boole pour gendarme di ma seet wala militaire di ma seet ma daw dugg ci àll bi ma doon combattant. loolu moo tax ñu bëri nekk ay rebelle. tey jii boo nekkee ci zone bu mel noonu doo utiliser doole, doo utiliser la force. Population wu Cap Skirring, population wu Casamance, lu ñuy xaar ci état mooy état boo xam ne daf leen di déglu, mooy état boo xam ne dafay xool nu muy saafara seeni problème. mais doo fekk nit ñoo xam ne ci fitna la ñu dëkk nga di leen teg fitna. soxna si Binto Sey mu ngi ci lalu hôpital, ñàkk na benn bët bi. benn bët bi est-ce que dina baax ak du baax yàlla rek a ko xam. naka moomu Aliou Diamanka mu ngi tëdd ci lalu hôpital, moom it balu fital lañ ko jam ci tànk gauche bi. ñetteel bi nga xam ne moo amoon ay gaañu Oussouye lañ ko fajee ñibbi na këram. ci diggante bi xamal nañ ni gendarmerie arrêté na nit yu bare. tey gis naa benn communiqué bu haut commandement de la gendarmerie xamal ni ñooñu bàyyi nañ leen parce que apaisement la ñuy laaj. loolu lu ñuy féliciter la parce que zone boobu apaisement rek lay laaj. fital waru fa génn. soo bëggee séduire ay population, soo bëggee ay nit ñu ànd ak yow ci li ngay woote, jàmm nga leen di woon. da ngay jéem a xam luy seen métit nga jéem a ànd ak ñoom faj loola. mais doo leen fitnaal, doo leen wax ni lii ngeen di wax du ngeen ko fi waxee, li ngeen di jooy du ngeen ko fi jooyoo. parce que doomu aadama mënuñ ko tënk ci lépp sauf naan ak nooy. kenn mënul empêcher doomu aadama ñaari yëf yooyu, parce que le cas mooy dafay dee. moo tax ñuy fàttali encore gouvernement Sénégal, peut-être ñi nga xam ne ay autorités nañu, les fils originaires de la région, peut-être dafa am position bi, seen position dafa instable tellement que du ñu mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi, wax leen ni Casamance c'est une région spécifique. nañu respecter spécificité am. nañu fexe ba suñuy wax ak population muy Casamance wala muy feneen, nañu waxee ak ñoom toog waxtaan, utiliser seen xel, jàmm sante ak ñoom. loolu mooy mën a tax ñu mën a couper, comme ni ma ko mës a waxee tout le temps, ñu mën leen a gëmloo ni ñoom ci Sénégal la ñu bokk. parce que lan moo indi tey gendarmerie wàcc ci mbedd bi, gendarmerie tiré ay bal, nee nañu dañu def rassemblement. pourtant li tax tey ñu lever mesure couvre-feu yi ca Kaolack, population dañu xëy ne duñu respecter mesure de couvre-feu, ne par force dañuy julli ba nu wàcc ci kaw commissariat de police bu Kaolack. lu tax kenn tiréwu leen bal? la même chose def nañ ko un peu partout ci Sénégal, kenn dóorul kenn bal. pourquoi Casamance ñu war a tirer ay nit bal? à un moment il faut ñu waxante dëgg. waxoon naa leen ci jamono yi ñu génn que muy fitnawu MFDC, que muy fitnawu armée sénégalaise, population Casamance dañ ci doyal. fetal ak fitna daat ñu terroriser toute notre enfance, bugguñu te duñu ko nangu ñu koy imposer ba keroog ñuy génn àddina. population yu Casamance, population yu Oussouye, population yu Bukot, population yu Ñoomun, population yu Cap Skirring, ndox lañu soxla. ndox kenn mënut a dund sans ndox. rôle gouvernement bi la mu jéem a xool naka lay saafara loolu.
parce que déglu naa Serigne Mbaye Thiam explication yi mu joxe nee na le 2 la ñu wër na ñëw signer mais avant le 2 le 30 jaar na fa il fallait que ñu def bruit bi il fallait que ñu def xeex boobu pour ñu mun leen xamal ne le 2 la yi fi war a amee parce que ay blocage ñoo am population yi nee nañ leen dañu nekk en partenariat ak ville bi nga xam ne mooy Elbeuf bu nekk en Normandie en France signature yi pour ñu mën a commencer projet d'adduction d'eau yooyu ay blocage ñoo ci nekk lever blocage yooyu jamono ji ñu nekk ak défi yi nga xam ne moom la ñu door a def face pour ce Sénégal là ngir yàlla nañuy waxtaan ak nit ñi duñu ay mala nit ñi duñu ay bàyyima nañu arrêté di utiliser coûte que coûte la force contre des Sénégalais, contre des citoyens sénégalais suñu bëggee appartenance à l'appartenance nationale ñu mën ko exhiber fu nekk ñu ngi jooy George Floyd bëgg naa it sénégalais bu ñu teg seen oom ci suuf ñu xalaat Elimane Touré bëgg naa ñu xalaat Fallou Sène bëgg naa ñu xalaat Seck Ndiaye bëgg naa ñu xalaat Pape Sarr bëgg naa ñu xalaat Dominique Lopi bëgg naa it ñu xalaat Balla Gaye bëgg naa ñu xalaat Mamadou Diop mais pour loolu lépp am il faut que justice soit faite il faut que ñii nga xam ne dañ leen jox fital dañ leen jox l'autorité de la force publique ñu xamal leen ni tout pouvoir incombe à ce que ñooñu ñu mën a rendre ay comptes bu kenn xalaat ni mën na jël fital mu dóor ci kaw ay nit wala mun na jël parce que pouvoir lañ ko jox ak daraja mun na ko utiliser pour écraser ay doomi aadama parce que moom alkaati la parce que moom policier la parce que moom gendarme la il faut que ça change su may wax loolu sama xel day daal di dem ci Thomas Sankara nee na xew-xew yi nga xam ne ñooy gën a des ci xelu askan dafay rey doom yu gën ci doomu askan woowu waaye ñi ci gën a ñàkk solo ñooy yee fitna yooyu les événements qui marquent la vie d'une nation tuent les meilleurs fils de ces pays-là mais ce sont les plus insignifiants qui les créent dama koy dëggal ndax tey kenn mënu leen fàttali kenn mënu leen wax exactement wala boog askan wi yëpp xamul turu ki nga xam ne policier bi nga xam ne le 26 décembre 1982 moo génne fital gannaaw bu ay mag ñëw wàcce drapeau Sénégal parce que dañuy wax ak gouverneur bi par force ki génnewoon fital dóor ci kaw population yi ba rey si ay pas mag ñooñu ñoo daw tey fondé li nga xam ne muy MFDC kenn mënu leen wax policier ba tiré woon seen kaw mais ñëpp gis nañ ne 38 ans ba tey ñu ngi encore ak fitna boobu peut-être ki taal fitna bi dem na ñi taal fitna bi am na ñu fi des mais dañ ñu indil fitna boo xam ne kenn xamul fu ñu koy waxee mënutuñu ko nangu jamono dafa changé arrêté leen ngir yàlla dañuy yeewal fitna un peu partout waaye dañuy invité Mimi Touré dañuy invité Racine Talla dañuy invité le président Macky Sall ñu ànd ak ñun ñu jooyal ñi nga xam ne ñooñu ñooy ñun suñuy néew ñooñu Fallou Sène lañ tudd ñooñu Elimane Touré lañ tudd ñooñu Seck Ndiaye lañ tudd ñooñu Balla Gaye lañ tudd ñoom Pape Sarr lañ tudd Dominique Lopi lañ tudd ñooñu Mamadou Diop lañ tudd ñooñu lañu bëgg ngeen fàttali ñu leen ngeen ñaanal ñu leen ngeen fexe ba li fi jëlee ñooñu mu bañ a amati ci Sénégal jërëjëf